Bonjour amis téléspectateurs de la Zone 7 TV. Bienvenue dans votre émission préférée, votre émission adorée, Café Matinal sur la Zone 7 TV. tey ñu am mbégte contentement dalal ay kàngam ci li nga xam ne mooy plateau Café Matinal ma am sama ndeyjoor ki nga xam ne mooy soxna Maguette Ndiaye mu sell mi am sama gos ki nga xam ne mooy l'éminent journaliste le chroniqueur de la maison. Il s'agit justement de Mbaye Gueye aussi ak sunu artiste comédien l'artiste de renommée internationale justement il s'agit de Abou Nekh laataa may def dara may jox Maguette Ndiaye mu nuyoo. di leen wax di leen jaajëfal di nuyu sama mbokku téléspectateurs yi di leen wax bonjour bon réveil matinal ci émission bi di Café Matinal. acca Café Matinal day yoxal ba day doxal ba tey dem ci ki nga xam ne mooy sunu chroniqueur de la maison vraiment kenn mënut tax information si jaaro ci moom kenn mënut tax journaliste fii ci diwaan bi ci quartier yi te tuddoo ko Mbaye. jaar nañu donc salaamaaleykum à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la Zone 7 TV di amati mbégte bànneex bu yaatu di partager ce plateau ak l'éminent journaliste Alioune Badara Diop. dégg loolu. l'enfant chéri de Ngathie Nawlé. et sama comédien bu ñaaw bi di Abou Nekh. ak Maguette Ndiaye bu nga xam ne mooy tout ce qui parle voilà de la mode. di leen wax dal leen ak jàmm ci seen émission Café Matinal. Abou Nekh Konkande ça va ziar nañ la. yaa ngi ruube de bu dee plateau bi waaye dafa teel. waaw salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di dégg bu baax Aline. maa leen nuyu di kontaan ci plateau bi parce que nee naa damay sawar di bokk yéen plateau bi ci mel ni maam ba su ma teel moom damay sawar. waaw mais maa ngi koy bégg bu baax di nuyu waat Aline tamit di nuyu ki nga xam ne moom mooy si Ndiaye Diatta Ndiaye nee naa la. bu amuloon Sénégal dara bu baax. dëggal sama jigéen ñi nuwaar yi nee naa la ñoom ñoo tax ñu taw kaaba gi xam nga rek ku mel ni kaaba gi moom munoo ñaaw. macha allah sama jigéen ma koy béggee. di nuyu ñi nga xamante ne ñoo safoo di ndamoon ak Zone 7 TV di nuyu sama caméraman yi nga xamante ne nee naa la macha allah tey ñu découragé wuñu chaque jour ñu ngi suñu ginnaaw di accompagné di nuyu sama waa famille daal di nuyu ñëpp. bon Café Matinal dañuy door ak li nga xam ne mooy information bi nga xam ne vraiment naqar ak tiis bi nga xam ne diwaanu Kaolack yeewoon nañ ko mais tamit du mën a diwaanu Kaolack kese parce que àdduna wërngal këpp la rawatina li nga xam ne mooy diwaanu Sénégal muy accident bu métti bi nga xam ne jot na am fi nga xam ne mooy diwaanu Kaolack sama fief fi nga xam ne fa laa juddoo fa laa jugee voilà donc ñu ñëw rek ci Mbaye mu defal ñu benn récap ci li nga xam ne mooy. Actualité de la semaine mais aussi ak accident bi nga xam ne jot na am fi nga xam ne diwaan Kaolack. voilà donc tout d'abord dañuy présenter nos très sincères condoléances à ces défunts yi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan foofu noonu ci diwaanu Kaolack di jaale seen i mbokk di wax yàlla na suñu borom xaare leen àjjana mu nekk benn accident mortel boo xam ne képp kuy doomu Sénégal képp kuy doomu Afrique ñaawlu na ko vis-à-vis li nga xam ne mooy accident bi nga xam moo am fële sa diwaanu Kaolack. benn camion malien bu écrasé benn taxi jaune noir ba ñeenti doomu aadama ñàkk ci seen bakkan foofu sa diwaanu Kaolack ñu koy jaale à tout un chacun bu nga xam ne voilà ñu ngi gis accident boobu noonu gis nañ ni que camion malien yi. voilà ñu ngi ravager cette zone ak ci Mbour ak ci Petite Côte bi noonu. ñu ngi fay ravager la population. sénégalaise. ci weer yi ñu génn dañuy gis ne carrément camion malien yi mu. defoon nañ fa benn accident boo xam ne. voilà suñ benn confrère mujjee woon na si ñàkk bakkanam mu nekk fële si Leral TV. voilà donc ak benn gendarme boo xam ne ñàkkoon na si bakkanam ci fan yu néew. fii si gannaaw. donc mu nekk ay actes yoo xam ne dañ koy ñaawlu bu baax a baax. voilà. Maguette Ndiaye nga gis sànq les images à travers les réseaux sociaux accident bi nga xam ne am na Kaolack yow tey lan nga ñu ci mën a wax. di leen wax si gindigaale waa Kaolack di wax waa Sénégal tamit si gindigaale parce que accident bi métti na trop. bu gis image yi xam ne métti woon na ça a été fantasme. franchement di leen wax ñu moytu rek di wax chauffeur yi ñu moytu tali bu baax di xool ni ñuy dawalee parce que métti na daal. métti na ba fu métti mën a yem. te rafetlu ñu ko. gaa di naan ndogalu yàlla la parce que dañ naan lu waroon am la mais ñuy moytu daal. moytu dugg bi dina ci baax. moytu bi dina ci baax donc ñu jël yenn précautions yi ak li nga xam ne mooy tali bi rek Abou Nekh. waaw Aliou Badara. gis nga boo gisee tey sama kanam firiwul sax loolu dafa nekk loo xam lu ma tuuse la. parce que man maa Kaolack daanaka ñi lañ def ñoo bokk benn même daanaka ñoo bokk fu ñu dëkk. ñoo bokk fu ñu dëkk kër si dootu ko en face Ndofane. kon Ndofane bu wax Ndofane wax Kaolack. affaire yi moo gisee daf ma sogee trop daf ma sogee parce que rek li may wax rek dafa di wax rek
nit ku ne yaa xam nan ngay doxalee say mbir mais ñun tamit Sénégal war nañ mën a changer suñuy mbir si lu bëri surtout si wàllu tali bi parce que accident yi dafa bëri amoon na fi ay temps dañu doon wax rey mais jamono ji dama jàpp ne rey sa wàññeeku na mais accident bi mooy rey nit ñi léegi accident bi dañuy war a xoolaat mbir yi parce que état moo war a taxaw ci li nga xam ne wàllu tali bi parce que xam nga ne ñii nii accident bi démb koo xool xam ne ne lii moom il faut que ñu xam ne lii lan moo ko waral oto boo xam ne mu ngi dawam yaa ngi daw nga ñëw ba yëg si kawam bu nekkoon dañuy mbëkkante ñu ne waa affaire bi xam naa defe lii wala da doon nelaw wala la def wala dafa mandi xam nga tamit diggante Sénégal ak Mali loolu nekk na diggante bu ay dëkkandoo lañ mais tamit nañ xool li nga xamante ni ku nekkul ci yoon ñu teg la ci yoon man loolu laa gis vraiment lii dafa ñaaw quoi dafa ñaaw trop di ñaanal yàlla ñu jot dem rek yàlla xaral leen ak janna di wax seen mbokku ne yàlla sarak yàgg seen loxo aussi ñu gis ay altercation jot a am ginnaaw oto malien bi mu yéegee ci li nga xam ne mooy kaw zone noire boobu noonu askan bi fipp woon nañ xam nga ba ki nga xam ne mooy chauffeur daw dem yóbbu boppam fi nga xam ne mooy police ñu gis tamit fi nga xam ne mooy diwaanu Mali askan boobu tamit doon révolté ak li nga xam ne mooy chauffeur yi nga xam ne ñoo nekk foofu noonu donc mu mel ni ay conflits muy commencé am entre les Maliens et les Sénégalais. donc voilà dañuy ñëwaat ci loolu toujours parce que comme na ko sama confrère waxee tout à l'heure jot nañ constater que actuellement la population bi nga xam ne ñu ngi ci diwaanu Kaolack ñuy commencé révolter wu commencé saccager les camions maliens voilà du côté du Mali tamit ñu gis ne les Maliens ñu ngi saccager les voitures sénégalaises yi nga xam ne ñoo nekk fële sa diwaanu Mali donc ñu gis ne actes yoo xam ne dañ koy ñaawlu en tant que Sénégalais en tant que Malien en tant que Africain donc ñu gis ne le président des transporteurs de la région de Kaolack moom tamit yéey na si yàbbi mu nekk carrément mu ngi ñaawlu li nga xam ne moom moo am yàgg na proposer à l'État du Sénégal des voies de contournement pour li nga xam ne mooy camion malien yi ñu jaaree si gannaaw dëkk bi or que ñuy jaar ci fi nga xam ne mooy au niveau de la ville donc yooyu yëpp c'est ay précautions yoo xam ne tegal nañ ko ki nga xam ne mooy état au Sénégal pour ñu mën a artu li nga xam ne si lu jëm ci wàllum accident yi la mais tamit buñ xoolee ci li nga xam ne mooy à la une des journaux à la une des journaux buñ xoolee ba tey dafa mel ni accident bu démb bi moo nekk à la une des journaux voilà comme si buñ ko dooree ci li nga xam ne mooy la tribune voilà la tribune yéenekaay yi moom toujours day artu si li nga xam ne mooy le accident bu nga xam ne moo am démb ak 4 morts yi nga xam ne moo am sur le champ donc ñu gis ne toujours ñu ngi expliquer li nga xam ne mooy les faits yi nga xam ne moo amee woon fële sa diwaanu Kaolack ñu ngi expliquer aussi ce qui s'est passé voilà vis-à-vis des manifestations yi nga xam ne jot nañ ci waxtaan tout à l'heure effectivement voilà du côté du Mali comme du Sénégal donc mu nekk des choses yoo xam ne dañ koy ñaawlu bu baax a baax si l'observateur voilà bu ñu xoolee fi nga xam ne mooy l'observateur daf ne les récits déchirants des ambulanciers donc dañ gis ne carrément les ambulanciers actuellement ñoo amatuñu benn séjour seen kër yi amatuñu benn repos dañuy gis ne toujours ñu ngi def li nga xam ne mooy des ñu ngi voler au secours à la population si par rapport ak état d'urgence sanitaire bi nga xam ne moo am ici au Sénégal mooy le coronavirus puis mu ngi commencé di ravager la population sénégalaise donc ñoom amatuñu benn temps boo xam ne dinañ ko dund ak seen famille donc ñenn si ambulanciers yi si boppam ñoo yëy yàbbi si li nga xam ne mooy wàllu woowu noonu Vox Populi donc bu ñu avancé toujours ak Vox Populi dafay expliquer toujours mooy li nga xam ne mooy accident bu nga xam ne moo am fële sa diwaanu Kaolack donc mooy li nga xam ne moom moo gën a fës ci yéenekaay yi actuellement moom mooy def à la une des journaux voilà aussi même Vox Populi aussi wax na ci li nga xam ne mooy diwaanu Kër Massar inondation yaakaar naa ko dañ ci ñëw deuxième partie bi mais les Échos aussi wax na ci li nga xam ne mooy chocu démb bi voilà les Échos tamit dafa ñëwaat ci li nga xam ne mooy le nouveau khalife voilà donne des assurances à Macky Sall mais tamit dafa yàbbi ci li nga xam ne mooy accident bi nga xam ne moo am ci diwaanu Kaolack mooy le nouveau khalife général de Thiénaba moom tamit yéen a yàbbi ci li nga xam ne mooy accident wu démb bi ñaawlu na ko torop te mu ngi ñaan ki nga xam ne moo jiite nguuru Sénégal mooy le président Macky Sall mu gën ci mettre en place des précautions pour aar li nga xam ne mooy la population sénégalaise buñ jeexalee ak source A voilà donc source A moom dafay ñëw di pousser si li nga xam ne mooy mbënn mi gis nañ ne actuellement moom moo nekk thème d'actualité ici au Sénégal parce que la nuit du 14 au 15 août dafa fanaane taw voilà moo jur li nga xam ne mooy mbënn mu metti mi nga xam ne moom la Sénégalais yi di dund actuellement donc mën nañ ne li nga xam ne mooy à la une des journaux tey jii nii mën nañ ne tamit accident bi nga xam ne jot na am diwaanu Kaolack
moo ci gën a fës. mais tamit bu ñu waxee ci li nga xam ne wàllu inondation duñu dem fenn te respecté wu li nga xam ne mooy la loi de la proximité tey jii dañ koy doore fi nga xam ne mooy diwaanu Bambilor ñu gis na ñaari fan yi nga xam ne jot na taw que ñoom Babacar dafa inondé que ñoom Mambay dafa inondé que ñoom Abou ne dafa inondé ñun suñ ko dafa inondé que ñoom Maguette Ndiaye waxtuma ko donc ñu gis ne donc Bambilor fépp a inondé c'est quoi le problème exactement de Bambilor démb dégg na ki nga xam ne mooy monsieur le maire ci bi ñu nekkee fële ci fi nga xam ne mooy pont bi exactement mu wax carrément lii mënatu ci dara. donc bu ñu ñëwaatee ci comme nu ko ABD waxee. voilà mu nekk loo xam ne ñun ñëpp tamit dañ koy ñaawlu parce que boo xoolee lu ma dal voilà mooy lu ñuy wax chaque jour mooy la teranga sénégalaise. donc Sénégal dafa am benn esprit de partage benn sénégalais dafa am benn xolu yërmande boo xam ne moromam bi su amee lu koy metti dafay mel ni comme si que moom la metti donc mbënn mi dafa nekk loo xam ne dafa commencer dépasser suñu autorité étatique yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de la zone donc mu nekk des choses yoo xam ne comme li ñuy wax rek ndox kenn mënu ko dévier ndox kenn mënu ko jëlee yoonam donc mais am na ay précautions yoo xam ne voilà suñu autorité étatique yi waroon nañ ko mettre en place avant que ndox bi di ñëw di leen ëpp doole comme ni ko l'autorité municipale waxee mooy monsieur le maire de la commune de Bambilor nee na affaire yi daf ko commencer dépasser mooy la situation de Bambilor donc pour man waroon nañ mën a teg ay précautions bien avant parce que am nañ un an de travail yoo xam ne un an de travaux yoo xam ne waroon nañ ko mën a exploiter pour mën a avancer li nga xam ne moom mooy anticiper li nga xam ne moom moo nekk le problème Bambilor waa bu ñu demee tamit fële sa diwaanu Kër Massar dañuy gis toujours que ne problème dafa am par rapport ak inondation yi ku xam Kër Massar xam ne Kër Massar tamit moo Bambilor ñoo bokk problème. ñu am 86,6 millimètres. de ni may département Kër Massar justement département le nouveau département. voilà le nouveau département de Kër Massar. voilà ñu gis ne am nañ 86,6 millimètres voilà boo xam ne taw na ko foofu noonu. ku xam 86,6 millimètres xam taw tamit xam ne taw bi am na fa doole. am na fa doole ñu gis ministre Oumar Gueye tamit def na fa descendre à 5h30 du matin donc ak équipe bu mu àndal ak préfet ak les sapeurs pompiers ñu gis ne carrément ñu ngi déployer des machines de pompe de 1200 mètres cubes voilà par heure yoo xam ne sapeurs pompiers yi déployer nañ ko foofu pour aider la population bu nga xam ne ñu ngi souffrir ci li nga xam ne mooy mbënn mi. donc pour wax ci li nga xam mooy mbënn mi Maguette Ndiaye tey yaa ngi gis bi ngay ñëw -5 nga inondé ci yoon bi -5 nga suux def piscine party ci yoon bi yow gis nga situation Bambilor actuellement ni mu mel. yow étant yow citoyenne fii nii ci diwaanu Bambilor lan nga ñu ci mën a wax. bon pour wax ci inondation yi moom lenn lay doon parce que fii boo xoolee Bambilor am na ñaari point yoo xamante ni bu njëkk ci la ndox bi daan aw. daan jàll sama jamono ñoom yaay bi ñu gënee nekk jeune fille. mais boo xoolee instant bi dañoo éliminer point yi def fa ay dëkkuwaay. léegi bu nee ba ndox bi fu daan aw ñu dem dëkk fa ndox yi nu ñuy def dañuy obligé nekk si biir dëkk bi loolu moo indi inondation yu bëri fii nii parce que fu ndox yi daan jaar boo xoolee def nañ ko ay cité baa ñu jaay ko ay terrain dëkk fa léegi ndox yi fi mu daan dajaloo day obligé daal di dugg si biir dëkk bi looloo tax kër yi boo compté benn ñaar fépp inondé Bambilor tali yi Brayal yi fépp inondé même aussi boo xoolee tali bi nga xam ne moo jugee Bambilor dem sama diwaan Gorom 3 di nuyu waa Gorom 3 bu baax ak góog jaar fi nga xam mooy mbët dem si bi xotaan dem ba fi nga xam ne mooy jëm ñaajo tali boobu noonu yokk na li nga xam ne mooy inondation parce que yoon boobu noonu fa la ndox mi doon jaar léegi yoon bi nga xam fa la ndox mi doon jaar léegi bu ñu fa tabaxee ab tali donc affaire bi ni lay def dans ce cas ndox bu ñëwee rek dugg ci biir kër yi déjà abu neex Ali affaire yi mën nañu moom vraiment dafa am loo xamante ne man su ma si abu xanaa yeewoo ko non déggoo ma dama xaw a tey dama am problème parce que li xew sama dëkk dafa ma metti mais li may wax rek mooy wàllu mbënd nañ moom suñu su cadre digg ñëwee naa mooy Sénégal ñun ñu suñu problème dëkk bi dañ koy ruumanaat damay seetaan ñi nga xamante ne dañuy attaqué maire wala attaqué nguur gi te alors que am na loo xamante ne ñoom ñoo ko def inondation bi gis nga man fi ma gis rek laay si waxuma la Kër Massar xaw ma fa mais fi ma xam muy Bambilor fii am na place yoo xamante ne place ndox la te yow boo ñëwee jéem a jënd place ndox yow miy dox laa wax ñu la kaay ñu jaala fii te yow nit xam na fii place ndox la mais est-ce que tamit ba nga koy jënd nga xam ne carrément fii place ndox parce que noor lañ lay jaay Aliou Badara am na loo xamante ne yow boo ñëwee di nga xam ne fii place ndox la ak loo mënta ñàkk xam doo jënd terrain ay at di préparer di tabax xam nga am na dama am loo xamante ne daal gis naa Bambilor fii mooy wàllu canal yi mu wax li mu laal léegi
moom li mu wax ni dafa am solo moom Maguette parce que li ko waral mooy am na ñoo xamante ne mbalit sax laa bu ñu koy tuur sax te yàlla lañ tuuri mbalit bi wala xaar oto bi ñëw yóbbu dañ koy bàyyi bu gudd ñu làq ko si suur ko bi mbalit boobu nag parfois mu dem ba dugg si pont bi point yi ñuy wax ni fàttali nañ ko yëpp am na yoo xamante ne fii nii je me rappelle fii mooy côté kër Sëñ Tuubaa fii ñu ngi nii suñu mbokku murid bu baax a baax te am na yoo xam ne ndox yi fa lay dajoo parce que dafa am kër yu féete nii am kër yu féete nii am ñoo xam ñoo ko tàncal léegi ndox yi fa lay ñëw foofu la mën a gaare léegi ñeneen bu ñëwee ñu naan non maire lii maire la man nekkuma fii pour kenn mais damaa bëgg ñoom ñu xam ne maire am na yoo xam mënu ci dara gis nga ndox bi day taw te yàlla moo koy tawal ku am looy kaas waxal ak yàlla comme mënuñu wax ak yàlla nag nañ xam ne carrément ndox bi bu ñëwee nañ jéem a organiser wu ñun askan bi ak maire bi ñu jéem a jàppalante ba affaire bi inondation bi réglé wu te yow mi dëkk si koñ bi yow yaa war tamit defar foo xamante ne nga xam ne fii nii ndox war naa mën a def lii ba ndox du fi kii mais ñu bëri ñoom ñooy def li tax ndox bi di toog seen buntu kër su ma amee ay quelques éclaircissements yu may defal Abou Neex mooy que ñi nga xam ne mooy commune Bambilor du ma wax sa commune Bambilor damay wax mairie dafa am ay mission yoo xam ne moom la collectivité territoriale dénk pour nga doxal ko pour nga mën a assurer la sécurité et la stabilité bi nga xam ne say population foofu lañ dëkk effectivement voilà donc man jàpp naa ne da nga dëgg la yoonu ndox am na mais recensement des besoins nga dugg ci population bi jànkonte ak ñoom xool seeni problème yi nga xam ne moom la ñuy am par at nga anticiper problème yooyu noonu balaa période mbënn bi di am parce que boo xoolee Bambilor amuñu benn problème nit ñi ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi circuler comme il se doit mais du ñu bàyyi ba période mbënn mi ñu ne carrément dañoo bëgg liggéey dañuy jël population Bambilor exposer leen fi nga xam ne mooy si école yi ak si centre de santé yeeg feneen ak feneen pour di leen jox des vivres pour man soo bëggee dimbali nit ki war nga anticiper ces problèmes doo bàyyi ba problème yi ne këtt ne joon nga ne damay dimbali nit man gëwma loolu noonu donc y a des choses yoo xam ne war nañ ko mën a anticiper bien avant war nañ organiser l'espace war nañ aménager li nga xam ne mooy le territoire donc pour man bu ñu aménager le territoire war nañ mën a gën a faciliter wala la population seen circulation. bu ñu xoolee daaw amoon na benn genre altercation bu amoon ci diggante waa Médina Bambilor ak waa Chicago ak waa Chicago. mooy ci problème pont bi ba sous-préfet que je salue de passage monsieur Marcel Mbaye Thiaw. aussi doon sama waay trop. vraiment léegi ñu remplacer ko ak ki nga xam ne mooy monsieur Ndaw bu bees. donc ñu gisoon problème yooyu noonu amoon ba gars yi commencé woon di alxatir amoon ci. léegi ba tey problème boobu moo fi nekk. ndox mi mënul dem nii ndox mi dafa des. parce que boo xoolee seen boori gàlle. ndox mi foofu la nekk diggante boobu ak fi nga xam mooy après pont bi. justement boo xoolee moom laa doon wax sànq rek. xam nga problème bu daaw bi bu ñëwaatee nekkaat problème ren c'est parce que ñi ñu dénk ñu war a doxaluñu. voilà nañ waxante dëgg. jàpp naa ne nit boo amee problème tey suba problème boobu warula mën a répercuter wu waat bu nekkee nit buy prévoir nga demee nga. voilà nit koo xam ne yaa ngi sóoraale le futur. parce que buñ la jox bu problème ñëwee tey dal sa kaw boo xoolee ce qui s'est passé ak bassin de rétention bu ñu doon gas daaw. waaw moo causé waat des dégâts. actuellement à Bambilor. effectivement parce que bassin de rétention toujours exploité wuñu ko toujours liggéey bi travaux yi. terminé wuñu ko achevé wuñu les travaux donc toujours bassin de rétention mooy versé waat dugg ci population Bambilor effectivement boo demee Médina Bambilor démb doxante naa ba côté yooyu mais da ngay gis ne carrément ñi dëkk aux environs dañoo am des problèmes parce que tali bi sax dafa dem ba dagg parce que ndox bi moo dagg tali bi dugg si bi Médina Bambilor donc c'est des choses yoo xam ne par force dañuy joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moom moo waroon a doxal te doxaloon le trésorier municipal gis nga foofu gis nga Alioune Badara li mu wax noonu dafa am solo tey dafa mooy li may wax rek ñi fi nekkal Macky wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkal fi état bi ñoom ñoo war a xool yenn problème yi defal ko mais dama bëgg tamit ñu xam benn affaire gis nga askan bi dañ si am part de responsable am nañ ci part de responsable man féetewu ma fenn mais damaa bëgg ñoom ñu xam ne lii nii am na loo xamante ne dëgg la ñoom waruñu xaar ñu waxaleen parce que ñoom ñoo fi nekkal état ñoom ñoo fi nekkal li nga xamante ne ñoo war a defar canal yi parce que tali boo xoolee amul benn canal foo xamante ne budul côté bi laa gis canal ak kooku te canal yi nii la def nii mais dafa war a am canal yoo xamante ne ñoom ñooy génnee ndox bi yóbbu ko ci àll bi les canaux yooyu kan moo koy def ñoom ñoo ko war a def mais population mooy non population waruñu ko def parce que état mu ngi fii état moo ko war a def mais dama ne xam nga parfois état day defar dara nit ku nga xamante ne dafa dëkk si koñ bi ñëw yàqoo loolu duñ ko gis loolu dañ ko fi gis chaque jour man gis naa fii dinaa ne am na loo xamante ne état moo ko defar ba mu naay ay nit citoyen simple ñëw yàqoo ay mbalit ay nangam sangam xam loola yoo xamante ne ay poussière la loo xamante ne ay kii la nit ki ñëw këram fi la war a yem mu war ko yemale fii nii nga gis mu pousse këram wala on terrain sa fi lay yem nga xam ne fii lay yem mais da ngay jël 1 mètre
war a bàyyi 1 mètre si tali bi mais da ngay jël 1 mètre bi yëpp. donc loolu man toujours. yooyu mooy tax ndox bi laa am loo xam jaar ne yoon voilà daf ko desee comprendre. parce que boo xoolee toujours boo saytuwee li nga xam ne moom lañ dénk mairie loolu daf si bokk mooy li ngeen. compétence. voilà dafa am ay domaines de compétence yoo xam ne moom lañ dénk mairie. voilà donc mairie dafa am li nga xam ne mooy autorisation de lotir. voilà dafa am autorisation de lotir boo xam ne am na ñu koy benn comité boo xam ne ñooy veiller ci loolu ci mairie bi. donc dañ ko teguñu ko pour di soutirer de l'argent mais dañ ko teg pour de réglementer ñi nga xam ne ñooy tabax seeni kër di veiller si li nga xam ne mooy la libre circulation des personnes. parce que mënoo jël mbedd bi nga accaparer ko yokk ko si sa kër. donc autorisation de lotir boobu noonu waa mairie bi ñoo war a wàcc sur le terrain étudier l'espace. pour xool est-ce que fii war nga fi tabax nga tabax fi. léegi pour def benn synthèse. yéen tey léegi lan ngeen yaakaar comme tey Maguette lan nga yaakaar lii war nañ ko mën def pour jóge ci pour Bambilor au moins Bambilor jóge ci mbënd ngir yàlla lan. bon pour wax ci côté boobu moom bu ma xoolee bu ma jàmbaree sama xel mën naa ne. loolu amuñu ci solution. amagu lañu solution. parce que ñaata at ak nii chaque jour comme li ma Mbaye wax sànq chaque année li ñuy kaas moom la ñuy kaas. chaque année li ñuy wax moom la ñuy wax chaque année li ñuy ñaxtu moom la ñuy ñaxtu chaque année li Bambilor li waa Chicago ak waa Medina Bambilor di xeex moom la ñuy xeex. parce que day leen du yàgg dara di nga déggaat ay coow ci côté pont boobu. tey boo xoolee nag du yoon parce que bu waruñu jël pont bi fat ka pont bi nga xamante ni fii la wari ndox wala aw. ndox bi fii la war a jaar. te boo xoolee bu fa ndox bi jaaree dafay dugg ci kër yi parce que li ma Mbaye wax léegi danoo ñëw daal di séq pont bi. ku ne da ngaa tabax daal di koy encombré. ndox bi du am fu mu jaar Bambilor gëmën na dina jóge ci inondation. parce que man parce que lii ab neex wax sànq da ngay war a tabax 10 mètres. waaw tabax 12. war a li fi ndox bi war a jaar nga war a bàyyi yoon bi parce que même bu nu amul ay canalisation ndax fii amul géej. mais am nañu ay bayal. Bambilor fi bëri na ay bayal am na ay espace yoo xamante ne ndox bi bu ñëwee mën nañ fa tase ba karaan ñu ñiis mais comme li nga wax sànq boo tabaxee lépp ndox bu ñëwee fu mu jaar day obligé dugg ci kër yi. mais pourtant ndox mi am na yoon de parce que suñu xoolee ndox mi mu ngi jógee fi nga xam ne mooy diwaanu Sébikotane lay jógee Sébikotane lay jógee jaar Ndoyeen jaar Mbët jaar Gorom 3 suñu wetu kër noonu. bu jëwee Gorom 3 day wàcc te bu wàcc day ñëw direct jaar fi nga xam ne mooy entrée Bambilor wiiri na day teggi après bu teggee day ñëw direct fi nga xam ne mooy ci pont bi nekk fii ci wetu sortie Bambilor bi nii. foofu na lay jaar bu jaar après day jaar biir acquise yi yoon bi muy foofu noonu bu jaaree bi acquise day jël direct fi nga xam ne mooy yoonu gën a jëf fi nga xam ne yoonu Lac Rose bi dem direct Lac Rose am na yoon maanaam yoon boobu noonu tey jii nii fa am lu fa nekk kon pourquoi pas les solutions moo doon yoon bi fi mu jaar li ko fatt ñu dindi ko même bu ñu ngeen ñoon dañu leen dédommager leen ñu utal leen feneen ñu bàyyi ngir yàlla ndox yoon bi yoonu ndox bi mu jàll parce que tamit mënoo tabax sa kër ba mu rafet nga nekk bi Bambilor tabax sa kër ba mu rafet xam nga nawet bi ñëw ngay xuus ak tous les risques gis ngeen fi atam daaw jéeg am na ñaari booy fi ñàkk seen bakkan n'est-ce pas ci pont bi fii nii ñaari boo xam benn booy bi ci ñàkk bakkanam donc tu vois donc conséquences yooyu noonu tey jii nii à chaque fois ñun ñu ngi koy gis te mënuñ fexe ba trouver li nga xam mooy solution bi mais c'est quoi man donc man lu may mooy Abou Neex dama lay rejoindre pour nga xam ne li ngay wax man pour ñu terminer foofu waaw voilà pour conclure foofu Abou Neex li mu wax c'est la triste réalité par askan bi am nañ ci part de responsabilité ankay voilà mais ñi nga xam ne tamit ñoom lañ dénk li nga xam ne ñoo waroon nañ góorgóorlu xam nga lu may bañ mooy diw defu fi dara voilà man je suis artiste comédien je suis soldat tous les askan mais il faut que ngeen bàyyi benn carte gis nga ànduma ak diw taxul nga teg di ko saaga ci internet bi naan diw xamul dara deful dara fii amul kenn ku fi toog defoo dara ñoom ñooy sax nga xamante ne tooguñ ñu ngi def ñoom ñi nga xamante ne tooguñ ñoom ñu ngi def te gis nga ñi toog bu ma déggoon ñi su ma déggee sax laa ñuy classe keneen ma dal seen kaw man déggoo ma nee naa la ñëpp laa fi nekkal mais damaa bëgg ñu xam benn affaire askan nañ góorgóorlu suñu bopp suñu góorgóorlu suñu bopp ñoom ñuy jiite ñu mën a seen liggéey mën a yomb mais ñun suñu góorgóorluwul tëx pour lan bëgg defet seen defet da ngay yàqule yàqalaale ñun ñi nga xamante ne xaaruñu kenn sama saar gi man xam ne man xaruma fenn man voté moo votaale man xam nga sax luy voté xam nga léegi lañ ma commencé expliquer ay voté yooyu noonu da ngay dugal baaraam ci pot bi xaw ma du loolu mooy vote waaw man yooyu laa xam mais daal di ñaan askan bi daal vraiment pour conclure ci loolu voilà pour ñu conclure ci affaire inondation bi jàpp naa ne voilà man lu may lancer mooy un appel solennel à tous les jeunes yi nga xam ne ñoo dëkk du côté de Medina Bambilor et de Chicago. voilà bu leen nangu kenn di diviser pour mieux régner. jeunesse consciente voilà nous voulons voilà une jeunesse consciente. voilà bëgguñu jeunes yoo xam ne dañuy xiiroo wala ŋaayoo donc problème mu ñun ñëpp la ñun ñooy dund les mêmes problèmes. donc dañ taxaw ñu jàppoo xeex li nga xam ne mooy le combat mooy ñu.
def benn alliance pour jëlee fi li nga xam ne mooy di mbënd mi man tamit du may lancer mooy toujours di lancer un appel mooy ñi nga xam ne les autorités étatiques yi nekk ci au niveau de la zone. mooy ngeen gën a fas jom gën a liggéey bañ a def mooy stade municipal yi dañ ko def benn dépositoire di fa verser toujours ndoxu les eaux usées yi nga xam ne mooy ndoxu taw bi warul nekk benn refuge pour man parce que déjà ñu ngi bloqué li nga xam ne mooy sport bi. voilà joueurs yi ñu ngi war a compétir ñu ngi war a entraîner comme il se doit donc seen activité yëpp dafay bloqué. donc jàpp naa ne war nañ mooy solution bu nga joxe sànq. ñu jéem a xool comment évacuer ndox bi nga xam ne moo nekk au niveau voilà de la commune de Bambilor mais pas di ko verser au niveau de l'estade municipal. merci beaucoup foofu laa doon conclure li nga xam ne mooy inondation yi après ma bàyyi la nga wéyal. voilà donc c'est ça donc ñu bàyyi juste waxaale autorité tamit ñu bàyyi xel bu baax a baax que ni askan bi ñoom askan bi lañ fi nekkal te askan bi ñoo tax ñu nekk fi donc maanaam askan bi ñoo leen fal suñ demee ba gis tuuti li ñu bëgg rek dañ leen fiy dindi donc ñu jéem a liggéeyaat rek donte sax ñu ngi liggéey mais ñu gën a yokk jom donc dañuy dem juste ci li nga xam ne mooy résumé juste sport match yi nga xam jot na am ñu gis ne Tottenham aussi wàccee champion d'Angleterre ki nga xam ne mooy Manchester City 1-0 donc ñu bàyyi la juste nga def benn résumé bu ndaw ci li nga xam ne mooy match yi jot am dem laataa ñuy jàll ci li nga xam ne mooy mode tendance. voilà donc bu ñu defee benn genre récapitulation si li nga xam ne mooy semaine bi week-end bi ñu génne dañu gis ne Manchester City doon na laale ak ki nga xam ne mooy Tottenham mujjee ko daan benn bal ci dara. voilà but inscrit par Son. donc ñu avancé toujours ak li nga xam ne mooy Manchester United. moom mi nga xam ne mu ngi doon laale aussi ak Leeds mu nekk benn match boo xam ne c'était un match boo xam ne xawoon na metti lool ci côté Leeds. parce que Manchester United moo mujjee gagné 5 buts à 1. mais aussi il faut préciser les 4 passes décisives de Paul Pogba. voilà les 4 passes décisives de Paul Pogba bi nga xam ne def na un grand match. vraiment ça moom je l'avoue ak le triplé de Fernandes. donc ñu nekk ak. donc Manchester United dafa ñëwaat ci beneen facette boo. xam ne ak doole ju bari ak doole ju bari ci li nga xam ne moo di saison 2021 bii nii. voilà donc ñu avancé toujours ak le Real Madrid ak moom mi nga xam ne moo doon laare ak Deportivo Alaves. voilà donc Real Madrid mujjee ko daan 4 balles ci dara. ci benn. donc ñu avancé toujours ak li nga xam ne moo amoon démb Barcelone ak Real Sociedad. Barcelone tamit mujjee gagné ki nga xam ne mooy Real Sociedad 4 buts à 2. donc ñu gis ne sans la présence de Lionel Messi Barça tamit muy cartonné toujours. mais Real Sociedad la dóor de. voilà Real Sociedad la gagné 4 buts à 2. voilà. acca donc mu ngi noonu c'était la partie sport ak ki nga xam ne mooy sunu journaliste préféré sunu rakk de sunu xarit de sunu naataango di tamit sunu chroniqueur vraiment donc di ko jaajëfal bu baax a baax donc dañuy def nii sama wetu ndeyjoor rek jàkkaarloo ko voilà di wax gars yi ngeen ñëw. déglu conseil fii. waa Barça soxla nañ ko mel ne Messi voilà dama taxaw de danañ soxla sa taay bi comme Léo. taay maag Messi moo xam naa ne benn la ñu doon taay moom bu ñu ma jëlee rek ma jël. non temps dinaa xool seen agent wala président bi comme ça mu ñëw kontaan. da ngay jaar ci monsieur Mané Youssoupha Mané borom Mané foot. dama boole waa Barça. voilà am benn boole. baax monsieur Mané. acca ñu dem ci li nga xam ne mooy mode tendance ak ki nga xam ne mooy soxna Maguette mu sell mi tey mu def greffage xëcc ba ci suuf sa weex bala. acca Maguette dawalal. am neex. naka ça va. nam la. lan la dañuy sorante nag loolay problème bi. lan da ngaa war a changer place di ñëw côté bii. aussi kii dañuy sorante quoi. aw bàyyi Maguette mu. Maguette wéy la Maguette loo ñu fi indil tey. waa tey moom dama jàdd rek daal di dem côté plage. waaw ci géej ga. ci géej. moo xew de géej gi moo xew de. waaw vu que ni ñu ngi si été bi moom te mënul ñàkk. des fois xat-xat bi sax dañ koy daal di tënk rek daal di jàdd koñ. jéem a changer air. su ko defee ñu daal di génne tenue yi nga xamante ni ñooy approprié na pour booy dem plage. di wane comme genre short yi wala genre haut ak ay chapelet. am na yoo xamante ni nag ay short la. short taille haute yi nga xamante ni pour yiwal rek gaa mënul ñàkk mais ñu yiwal. di ci saluwaale de passage Pape Diop nga xamante ni moo jàpp ci combat bi. di génn ay ensemble yoo xamante ni c'est dentelle la mais. mën na couvert sa partie intime. comme genre short lay doon ak haut. yaanaa yoo xamante ni robe lay doon. suufes yi genre robe suufes lay doon
am na si tamit ay genre serviette yoo xamante ni dafay ànd ak ensemble yi am na ay chaussures ànd na ak tamit ay accessoires yoo xamante ni nii mën na ànd ak ensemble bi boo demee ci wàllum turki am na ay ensemble yu ñu si génn yoo xamante ni genre chiffon la tissu oyof yi nga xamante ni daal dina approprié pour booy dem foofu noonu am na ci tamit ànd na ak ay ensemble dàll ak ay sac yoo xamante ne pour booy dem plage mën nga ci def sa bagage yi genre sac emballé lay doon waa tey jii rubrique plage loolu laa lay indi woon mais Maguette bu ñu ñëwee ci li nga xam ne tey boo waxee plage moom yaakaar na dëgg la da nga wax yëre yu oyof yëre yu coton xam nga yëre yu coton yu neex. mbokk Bambilor yegsil mbir maa ngoog muy restaurant fast food Le Gambel chez Ami Collé traiteur waaw di bërëb bu mucc ayib avec des salles climatisées wifi gratuit nga am xarit nga am di jàmm nga bëgg lu neex yegsil fi nga xam ne mooy restaurant fast food Le Gambel wala nga am séminaire repas d'affaires cocktail anniversaire lu si mënti doon faites confiance restaurant fast food Le Gambel ak suñuy menu yu am solo ak suñuy bërëb yu baax yi muy débiterie bi muy pizza oui pâtisserie bi dama ne mbokk yi repas africain ak européen ñoom ñoo si mën avec une équipe très disponible pour vous servir le restaurant fast food Le Gambel daal nekk fii si commune bu Bambilor li nga doon wër feneen ak feneen yegg si na fii si commune bu Bambilor muy restaurant fast food Le Gambel chez Ami Collé traiteur jàppal su numéro de téléphone di 33 836 41 47 suñu adresse arrêt ñaari Baye Fall foo laaj rek fi nga xam ne moom mooy restaurant fast food Le Gambel daañu la fa indi. de retour sur le plateau café matinal nee naa leen dañu demoon passe bi xooli Le Gambel Ami Collé traiteur donc vraiment ñu gis plat yu baax yi xam ne mu ngi koy defar ñu gisoon tamit sunu champion di Eumeu Sène dafa si woon fa visite donc di leen di jox dig daje rek ni Eumeu Sène dina fi ñëw ci plateau café matinal ñu gën a yaatal ak yeneen i stars yoo xam tey jii nii vraiment ñu ngi ci fi nga xam ne mooy diwaanu Sénégal aussi à savoir ki nga xam ne mooy sama doomu nday sama waaye moom promettre ne que dina fi ñëw muy ñamaxit voilà ñu eggale juste ak tendance mode nga ñëw wax ay yére yu baax yére yu dóob yére yoo xam ne vraiment mën nga dem plage actuellement tàngoor bi nga xam ne ñu ngi ci nawet bi mais tamit conséquences yi nga xam ne yére yi nga xam ne mën nga koy sol pour mu yàq sa yaram boo dem plage wala actuellement tàngoor bi nii yan la. non actuellement tàngoor bi moom fi mu ne nii foog sol lu oyof. comme genre ay melouse comme ay short jean comme ay dentelle wala nga sol ay manteau fleurette yi nga xamante ne nii dafay baax si yaram. sinon boo jëlee comme genre nylon bi wala am na dentelle yoo xamante ni dafay rax nylon. xam nga loolu du baax si yaram. surtout boo demee ndoxu géej bi. ak xorom si baaxu si wala ngay dem plage y a des 2 pièces yoo xamante ne mën nga ko sol. mën nga ko sol du exposer sa yenn parties mais dina convenant daal si yow. mais am na yenn yëre yoo xam boo ko solee parfois day booy li nga xam ne mooy sa tànk yi maanaam nylon bi la dafa mel ni. waaw yooyu am na comme genre cuissard nylon yi nga xamante ni souvent suma mbokku joueurs yi moom la ñuy utiliser bu ñuy dem entraînement. da si am. ak jigéen yi nga xam ne parfois dañuy dem fi nga xam ne fitness. xam nga yenn baay yi ñuy sol est-ce que du yàq seen yaram seere yi tamit baaxul parce que tàngaay bi luy collé ak sa yaram bi rek du baax pour si sa yaram parce que dafay indi ay picc ay xasan surtout ay booy daf koy indi day indi ay conséquences. donc je pense bien que tamit di nga fi ñëwaat wax ñu ci li nga xam mooy wàllum géej gi prévention yi gars yi war a jël yëpp ak li nga xam actuellement géej gi parfois day mer mais laata boo damay tourner rek ci nga xam ne Mambay dégg nga saa yére yi mu proposé. voilà donc mu nekk ay concept yu am solo parce que boo xoolee Maguette ci wàllu mode lay wax. voilà te mu ñu koy expliquer de manière très détaillée donc jàpp naa ne ku déglu ay conseils am voilà ay affaire booy ak yeneen yi nga xam ne dafay sonal nit ñi des fois ak période tàngaay bi été bi nii du leen sonal mais tamit damay conseiller waale ñi nga xam ne ñooy la jeunesse parce que des fois da ngay gis ci période tàngaay bi dañuy si abuser voilà ma ne faut pas abuser jusqu'à heurter la sensibilité de la personne parce que am na nit yoo xam ne dañ leen voilà da nga leen di toucher vis-à-vis ñu gis la sa port vestimentaire rek voilà ñu mel ni comme si que déshabillé nañ la ci xel ak yu demee noonu mooy augmenter le cas de viol yi nga xam ne moo nekk Sénégal. effectivement surtout dans les plages sax. voilà waaye am na koo xam ne vraiment dina dibi ci plateau bi de wóor na yàlla dina dibi. su nga tamit dibi di xeeñ ci plateau bi rek xamal ne moom tët costume da laal de. costume da laal costume bu noir. ca tàngoor wala. tey ci ma solo su ma la waxee doo ma gëm xam naa ne maa may naan loolu moo tax may kaas
yaa ma gën a gis nga tey fu ma génnee kon nooy de te nee naa la ndaanaan bi moo fi jaar kooku mooy jox ka jox moom ma solal gis nga veste bi moom ko jox macha allah. jox bu lay jox yére dara jox kii bàyyi ak mais jox na fexeel gars yi nga jox leen quoi. non dinaa ko boole yéen mu jox leen. non ay Lacoste semis moom sama yëf la Lacoste semis kat yi sama yëf la lépp ko man dama kaa bëgg mais Aline waaw Aline tey point màgget bi dafa am solo waaw faa mu def doo ma jox kàddu mais dama ciy débat jox naa la kàddu màgget foofu la am solo mais màgget dama bëgg ñaari question la am pour tey si li nga indi benn bi si wàllu été yi ngay wax parce que Kounkandé mu ngi waaj te bëgg naa xam yan yëre nga koy solal. abo bul jox gars yi kii bi. da bëgg moom mu wax ma yan yëre lay digal Kounkandé mu sol ko parce que si été lañ nekk te ko xam nga Kounkandé waay. non Kounkandé mu sol yëre yoo xamante ne da koy arrangé quoi. Kounkandé combat la am. waaw kooku bàyyi leen bu ñu sol yëreem sinon bu kii dañ naan ay. li la fal. faaw maa ngi li la solal moom fal la boo ko simee mun na la folli wóorul. faaw bàyyi ko yëre bu léegi. deuxième bi mooy li nga xamante ne dinaa damay gis comme ni mu waxee sànq yëre yu oyof yi da ciy baax si tàngaay fu commencé si ndox xam nga booy boole ndox ak tàng am na yoo xamante ne warul la mën a seere ba ëpp effectivement da nga gis xale jigéen ñi parfois am ñoo xamante ne comme tubaab yi nu ñuy def xam nga sol seen tubéy yu ndaw yooyu ak soutien comme ñun Sénégalais yi ñoom bu dee kii saare da leen di déranger mu ñuy sol yooyu man yooyu daf may gënal quoi man su ma demee géej moom damay gënal ma gis ay soutien xam nga ay cuissard yooyu daf may neex man waaw mais lan moo tax ñun Sénégalais ñëw mënuñu xale jigéen mënuñu sol loolu. non c'est que chaque peuple a sa culture. ñun suñu culture quoi ak culture occidentale yi ñun mënul nekk benn quoi. sol ay 2 pièces mais xam nga rek suñu diina mayuñu loolu. la culture occidentale ak tegginewul nag nga dem plage sol yoo xamante ni nii. mais léegi boo xoolee léegi plage yi ëpp moom loolu la de. plage yi ëpp xale jigéen loolu lañ surtout xale jigéen parfois da ngay dem. da ngay xamul invité ki ñuy invité si yow ngay toog si ginnaaw ngay looy wax doo noppi. non bokk ngeen si émission bi mais yéen kenn waxul ak yéen dama bëgg yéen ngeen noppi da ngeen ñëw xool émission bi déglu leen ngeen téye seen bopp rek soxla nga seen xalaat Aline donc. dëgg de donc li ngay wax waaw dégg nga de naa la li may wax naa la. damay faj waaw amu ne séeréer damay faj ok donc di leen signaler que ni amoon nañu invité tey que c'était Milka bu nekkee ñëw na rek après gars yi xoolal ma ko ci salle d'attente bi bu nekkee tamit ñëw tamit ñu jëpp reporté ko ba mercredi wante dafa mel ni tamit Rema Fashion moo fi war a jaar Rema Fashion moom mi nga xam ne moo war a habillé plateau bi yëpp vraiment wa ñu sol yu baax yi waaw kay ak sama caméraman yi sama monteur yi voilà donc dañuy continuer rek ba tey nee naa leen que ni café matinal ay rubriques yu bari la rubriques yu bari mode tendance information da nga koy am à temps réel mais aussi da ngay am lu bari loo xam ne tey jii nii di nga ko gis ci li nga xam ne café matinal da nga ci am ay surprise tamit wante balaa boobu damay ñaan gars yi rek ñu accueillir ma sama ndaanaan bi Abou Neex vraiment Abou Neex Abou Neex tey loo ñu indil tey moom nee naa la li ma leen indil rek lépp ci actualité la toll mooy li nga xam ne mooy kaw Kounkandé bi ma lay wax léegi te wax naa sama màggeen ndeysaan sama jigéen na ko fexe wutal ko yëre yu mu sol. waaw naa ci jàpp ku jàpp si gars jàpp mu sol tàngaay bu loolu rek yërëm boobu muy sol boobu baaxul ci tàngaay bi. boobu ragal bu dividé. ragal mu tàng ba du mën a xar géej gi. léegi nag dama dégg barki démb ñu ne dafa daw xam nga man moom samay mbir ma damaa gaaw. su ma ko déggee tak si laa taal sama téléphone. xam naa ne message am fan yi amul jot. du ma faale. après ma woo ko. en direct ma ne ko yow lan moo xewati gars yi ma dégg ne da nga taw. te man xam ne ma ay affaire taw yooyu parce que maa yooyu yàgg nañ. Kounkandé dëgg la maa ngi dégg vidéo yi ñu commenté mais man maa ko man dañuy yàgg. bi ma ko expliqué mu ne ma neex bu ragal loolu. maa ngi fii dew ma fenn. si laa woo ñoom Max Pro mooy Max Pro mi def ay caméra kese bi. waaw Maxfuus ma ne ko demal Maxfuus ma ne ko fexeel nga dem nga jëlee ma ko benn vidéo. si lañ dem defal ko benn vidéo boo xam ne mooy di wane ne askan bi Kounkandé daw ñun li gars yi naan dawuñu saale yaay coppati xarum géej gi dina garaaw dina metti dina am ñu bëri ñoo xamante ne dañuy bëgg a jàll kenn du jàll sama caméraman yi kenn du jàll te xam naa ne man su may jàll mbëllee laay def di jàll bu ma neexee loolu daal moo nekkoon li nga xam ne moo gën a fës ci wàllu mais attends ci wàllu kii Abou Neex Kounkandé dafa ne day xar géej gi wala day xar géej gi yow bu la neexee wala géej gi man dama bëgg a xam quoi géej la wala géej gi ma ne bu nekkee xar géej gi mën nga dem ba ci géej gi jël ay géej gi teg xar ko yooyu yëpp daal seen i xalaat la man li ma la wax rek nit la rek comme nit ñi te may yàlla la yàlla mooy maye mayul ta buy may waxul kii laay may kee laay may xam nga am na benn sëriñ bu benn sëriñ ñeseen bu waroon a julli si jugee Gàmbi war a julli si ñëw ba ci féeri bi fekk féeri bi dem na mu insisté ci nga xam mooy chauffeur bi pour mu xar dem dugg ci biir géej gi ak oto bi
te bi mu kii réussir na ko mais ñooñu noonu niveau bi ñu tolloon ci mataama yàlla maanaam xaarif ay xaarifu billaa lañu maanaam tey ji toll nañ ci pays yàlla foo xam tey jii nii yaakaar naa ne luñ ñaan yàlla dinañ ko defal mais est-ce que tamit Kounkandé tamit parce que récemment ñu ngi gis ay vidéos yoo xam Kounkandé nekkoon garde corps nga xam mooy Omaro donc bu tamit gis Kounkandé ne dafa bëgg a def ay miracle comme ça vraiment ça devient compliqué. Il faut les réfléchir. Avec la personne de temps booy wala. voilà man li lay bëgg ci Abou Neex Abou Neex làkk France ci plateau bi. nit y a pas des visions la temps booy rek wala la comportement de la jeunesse. comme nu mu meloon ci xale yi noonu nga koy xoolee rek nga ne noo kii warul mën def dara. fii il est régal tout le monde koo fi gis laa la wax de amoon temps booy suñu la ko wonee te nit yu yàlla la wala nit la boo xam ne yàlla may na ko lu ne mais ku ne da nga am foo jaar ak sa temps booy yooyu noonu xam nga yooyu warul tax nit ki am na ñoo xamante ne nee naa la balaa ñuy xam dara faa ñu am 40 ans. wala faa ñu am ay 35 ans. am na ñoo xamante ne balaa ñuy xam dëgg faa ñu toll benn niveau. di nga gis benn mandikan muy mandi nga ne xoolal man déggoon ne naa la mus naa dëkk benn dëkk suñu dëkk fële benn village. am benn dof boo xamante ne da doon fréquenté ci marché bi chaque jour dof bi dañ koy waxtaanee su génn sa gars yi naan dof bi nii mais dañuy toog bàyyi guddi benn waa ji topp ko di ko topp ba si armée li rek mu gis ni dugg si armée li mu jékki di ko topp ba waaye rek waa ji def nii rek mu jékki gis benn vidéo waa ji dem rek mu yuuxu bu muy yuuxu daw naan leen waa ji làmmiñ bi dagg parce que kooku nekkul nit ki nga xamante ne xam nga nitu dañ ko doon gis dof la rek mais nitu yàlla la boobu moo xala ne Kounkandé mi xarum géej gi daal man forcé wu ma ci kenn mais tamit weddiwu ma ko te gëm naa ne man moom jour ça def jaloore de. di nga def la ma am lu may wax ci loolu. allez-y ñi suñ borom daan may mu ngi leen di may ba léegi. voilà ay xar baax am na suñ borom ñoo xam ne may na leen ko ba léegi man li ma jàpp ne voilà man sama conception la quoi li ma gëm sama gëm-gëm la. voilà man jàpp naa ne da koy xar du ko xar reste à voir voilà liñ naan. jours yi nañ ko may bénéfice du doute rek. voilà ñu bàyyi ba jours yi voilà kenn ku nekk ak nag di la yàlla may mais. man lu ma gëm mooy naa ko bàyyi ba bés bi moom bu xaree ñu xam ne xar na su xarul ñu xam ne xar loolu la moo gën voilà yow moom ànd naa yow loolu nga def baax na Maguette Kounkandé moom fi mu ne nii moom nan toog rek bi seetaan wéeti kon newoon na jour tam xarit ba si yàgg ñu nan bàyyi ba lendemain nan xool rek non nee na jour si la kañ la waxee lendemain jour tam xarit la waxoon na ko fi waxoon dégg nee naa la sénégalais yi dañuy soxor ay dégg naa ay dégguma ay waxoon nañ ma message appel dañuy soxor sénégalais moo soxor de sénégalais moo tax bu ñu waxee benn naan ay gii waa ji ñuy créé fii lañ créé ne Kounkandé dafa daw te dawul dañ bàyyi Kounkandé dafa daw Kounkandé dawul. Sénégalais la lu ma amoon lu may yokkal Abou Neex mooy man dama seetaan benn émission ñu invité ko à la télévision. voilà ñu tegal ko benn bouteille pour mu xaar ko. mais par la suite émission bi duré na pendant 2 heures de temps mais mujjewul def benn réaction. donc man c'est li ma gëm mooy ku mënul xaar bouteille nan lay xaree géej. donc man loolu tamit nekk na li nga xam ne mooy mooy intrigué tuuti. loolu bu la am si xel ñaar xam la moo tax. gis nga boo jublee pour defi dara am na loo boo ko defee dalay gàllankoor dalay yàqal. damay wóor ne xar bi mu war a xaar benn la si année bi tey bu jéemoon xar bouteille bi rek du mën a xar géej. mais est-ce que annoncé bu mu annoncé. loolu laa xalaat tamit du am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi koy fexeel ci suuf. mais attends tamit man li ma jaaxal mooy waaw rek ku yóbbi sa xët Alioune Badara wax na ko fi wolof bu dëgg. man li ma jaaxal tamit attends man li ma jaaxal tamit mooy que yow comment ça peut se faire nga ne da ngay xar géej gi léegi di wax gars yi dañuy paas ak géej gi ni mu yaatu dafa jar paas. nee na kuy ñëw seetaan si da ngay paas. waaw laay paas su may jël n'est-ce pas su may jël. waaw du ma egsi damay jël kii bi littoral bi rek. dem taxaw fu ma neex parce que bu xaree naa ko seen. parce que nee na 7 xar-xar la koy xar. dëggoo ma seen xar-xar yooyu fu mu xaree yow boo demee di nga fa fekkee ñoo xamante ne moo leen fa teg te doo jàll parce que ñi nga xam ne ñoo tax fi saaga di wax ñoo ñu nekk di ko saaga pare ba mu xar ñu jàll Abou Neex géej yàlla xar bi moo xar waaye dégg nga ba Abou Neex xare yow yaa ngi nii di ko saaga di wax lu ko ne yow xam nga ne bu xaree géej gi yow waaw yow mi laa di ko saaga chaque jour bu xaree géej gi doo jàll mais attends yow kan moo am fitu ñappal sama xon doo jàll déedéet le problème adé mooy kan mooy am fitu Kounkandé xar na géej ba ngay dugg waaw boo duggee ba ci biir yàlla def ni mu defoon kii rek mun a ko ràcc nga des sa biir xam nga nan la yàlla di def yàlla moo xamay mbiram yàlla nañu yàlla jàppale ba mu xar ko parce que man bëgg naa mu xar ko de mais boo xaree ñun ñi doon wax amoon xel bu tane si moom ñun ñëppay jàll comme ni ko yàlla defee woon ci yoon yàlla Moussa bi ba ñu jàll ñun yéen ñi doon wax naan non mënu ko xar day fen day duula yéen ñooñu nag boo leen duggee pare rek mu jaxase ndox bi lu leer laa lay wax xaaral ba mu xar ko rek Maguette est-ce que xam nga kii dafay nii kii daa yëpp nit ñi naka xar comme am na da ngay appuyer Kounkandé nii da koy xar da ngay appuyer yow am nga jàll day tëj ndox bi
kon am nga conviction que ni carrément que ni Abou Nekh kii dina xar géej gi. gëm naa ko de. ca baax na donc ñu dem si les 1 minute de Abou Nekh les 1 minute de Abou Nekh laataa ñuy yëkkati li nga xam ne mooy jotaay bi mais balaa boobu dama bëggoon ñu wax rek parce que actualité tamit le cas de Ousmane Sonko ñu gis mu habillé wu vraiment benn port vestimentaire boo xam ne vraiment aussi. ràññeeku ko woon ci moom quoi. voilà ràññeeku ko gisuñu ko woon ci moom aussi mu dem. mu doon loo xam ne vraiment gars yi pa nga koy waxtaanee tey étant journaliste chroniqueur fii tey lan nga ñu mën a wax tey en 1 minute laataa ñuy dem ci li nga xam ne 1 minute Abou Nekh. donc voilà bu ñu ñëwaatee revenir tuuti si li nga xam ne mooy kaawu Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko président du mouvement PASTEF. donc dañ gis ne carrément dafa habillé wu d'une façon boo xam ne xamee ñu ko woon si moom. voilà muy woote le panafricain. donc mu ngi woo à tout un chacun les patriotes ñi nga xam ne ñoo pare pour soutenir li nga xam ne mooy le parti PASTEF. ñu ñëw ak doole mu ngi préparé pour fusionner li nga xam ne mooy 14 partis du mouvement 14 partis politiques et mouvement politique yi nga xam ne moom lañ nar a fusionner ci Pastef. ñu gis ne Ousmane Sonko tamit dafa lancé benn discours boo xam ne benn discours buy rassembler la et annoncer aussi l'arrivée d'une grande coalition de l'opposition. Ça veut dire que mu ngi préparer li nga xam ne benn bombe à retardement lay nekk. voilà pour li nga xam ne moom moo nekk le régime bi nga xam ne moo nekk actuellement au niveau du palais national. ok donc foofu la ñuy jaaree juste rek dem ci li nga xam ne mooy les 1 minute Abou Nekh mais laata boobu dama bëggoon Maguette Ndiaye nga may ñu benn léegi. Maguette may ñu benn léegi rek. bàyyi ko Abou Nekh rek. waaw Maguette loolu may ñu benn rek. est-ce que kon duñ bàyyi Mambay. daf mel ni Abou Nekh moo gën a. Mambay non Mambay. non. dina journaliste yi mën lépp. nañ bàyyi. waaw bàyyi ma lépp bàyyi ma lépp. voilà ma lépp. léegi bismillah. tey moom est-ce que doo ko jégal. non dafay lépp. Ali Neex lébal. aja xoolal kii benn paa la woon quoi. paa bi léegi nee na dafa bëgg liggéey quoi xam rek nee na affaire daal dëgër mu bëgg a liggéey léegi mu wër gisut mu ñëw ci benn waay fekk ko benn ingénieur ci kii mu yor sàncem quoi léegi mu ne dafa bëgg liggéey ñëw waa ji ne ko waaw donc chef de chantier baa ngi ne ma nga wax ak moom mu ñëw chef de chantier waaw ok donc liggéey bi fii bariwut journée 5000 la les kii la camion béton moom ngay aj premier étage lii nii camion suuf la da nga koy aj premier étage lii nii 5 bërigo ndox la moom da nga koy aj tamit premier étage paa bi di ree paa bi commencé ree paa bi di ree rek xam nga mu xool ko si yàgg na ko lii tamit kii 2 tonnes ciment la da nga koy aj tamit premier étage paa bi di ree mu ne ko père looy ree mu ne ko damaa bàyyi bu yàgg non kooku moom comme rey bu bàyyi gore mooy tax mu bàyyi. Abou Nekh aca ñu dem ci Abou Nekh donc ñu continuer laata ginnaaw bi ñu jógee si ki nga xam ne mooy Maguette Ndiaye donc ñu continuer ak Abou Nekh. waaw balaa ñuy dugg si lépp bi rek. may wax comme li nga wax léegi Ousmane Sonko. di koy wax ne nit la boo xamante ne dafa bëgg a def dara ci réew mi wala dafa am bëgg a indi ci réew mi. na fexe mu góorgóorlu ci yi nga xamante ne askan bi loolu lañ soxla. ñun képp koo xamante ne si askan bi lañ soxla rek ñun dañuy jéem a xool li nga xamante ne moo ñu arrangé ñu nekk si. dafay góorgóorlu daal si li askan bi lañ soxla. waaw bu góorgóorlu si loolu rek dina am lu mu bëgg. di wax rek tey lépp ma leen indil comme dama am naqar faaw ma indi leen lépp boo xamante ne tamit dina retaaloo nit ñi ba ñu fàtte yenn kii parce que dafa metti waaw xam nga muy loolu kii nii sama benn maam la mais mun naa ne sax benn paa la rek waaw xam nga sama maam bari na sama maam lu bëri dégâts de sama maam moo bëri dégâts léegi yàlla def benn jour sama maam dafa taamu dëkk bu mu jaar rek mu naan leen bàyyi leen njaaloo baaxul bàyyi leen doxaan bàyyi leen sol lu gàtt xam nga xale góor yi fu mu leen romb naa leen bàyyi leen doxaan gars yi jéppi ko paa bi nan non paa bi moom dafa war a toppal nit ñi quoi moom bàyyi leen njaaloo yàlla nee na njaaloo dafa xaraam yàlla nee na njaaloo dafa xaraam sa biir mu topp école benn jour nag xam nga gars yi wutal ko pexe comme paa bi moom day topp fii naan leen bàyyi leen njaaloo dafa xaraam njaaloo wutal ko benn xale bu mel ni tàngal Balla Gaye di muy Balla sama xarit xam nga léegi xale bi tamit niñ ko xamoon ni ko français bi waxee il est charmanta il est mignon la charmante quoi léegi gel bi dem di charmer paa bi di charmer sama maam ni muy charmer sama maam topp paa bi ba sës ko si mur bi paa bi naa ko mais yow loo bëgg xam nga mu tegal paa bi ataxiir paa bi tamit xam nga rek ñu ànd dem kër góor la waaw góor la rek ñu demee toog di waxtaan seen waxtaan nag xam naa ne xam nga rek déjà xale jigéen ñoom dañu am ay feem yoo xamante ne feem kii la feem caay-caay ma gis parfois xale jigéen bi dugal loxo bi si poche bi
raay ba yëg si dënn bi laay ba ci sikkin ba dagg benn karaw xam nga paa bi commencé kontaan paa bi ni mu commencé kontaan ba xol di sedd rek xale bi na waaye waa papa yow lan la yow yàlla wax si njaalo mu ne ko njaalo wax na si de lu mu ci wax mais lu mu ci wax aayul waaw nee na wax na ci mais lu mu ci wax aayul quoi parce que moom boobu noonu waaw bii tey dafa am may leen ko parce que comme naar yi moom fan yi suñu samay boss dañ ma sonal si naar yi ñu ne ñu ngi may seetaan waa Mauritanie maa ngi di nuyu bu baax lii benn naar la ak benn pël mais naar bi ak pël bi dañ doon ànd ñoom ñaar léegi comme séeréer bi dafa demoon Mauritanie dafa liggéey ak benn naar rek fa yàlla benn jour ko nañ dem Sénégal léegi bu ñuy dem Sénégal la yor benn oto boo xamante ne ndeysaan nee naa la oto bi buy daw da ngay dëgg muy kërëñ léegi naar bi dawal ba sonn mais xam nga séeréer ndeysaan gis na naar bi dawal accéléré dëgg kii bi accélérateur bi affaire boobu na xam nu mu tudd embrayage bi waaw rek mu téye ko xëcc ko nii xëccaat dugal di daw nice séeréer bi xool ko bi yàgg xool ni ko yow jógal yow xamoo dara xam nga rek saa ay naar bi jóg séeréer bi toog séeréer bi mu toogee rek bu bës embrayage bi rek but di ndey embrayage bi ne ko yow sànq ba léegi ngay bëgg a mënoo ko am te yàlla lii yow yambar nga rek mënoo buddi lii nekk moom foofu moom nag ñuy buddi merci beaucoup amis téléspectateurs de la Zone 7 TV c'était Café Matinal laata boobu ñu yëkkati jotaay bi donc dañuy bàyyi juste li nga xam ne mooy Maguette Ndiaye mu tàggatoo ak askan bi ak ki nga xam ne mooy Mambay ak ki nga xam ne Abou Nekk Maguette ñu bàyyi la nga tàggatoo. waa Alioune maa ngi tàggatoo di jox di daj. bu nga xam ne moo doon anniversaire. waaw Thiané. voilà di ko wax yaay dundal wéral guddal fan. voilà ndax yaa ñu yar tamit di wax suñu maam mu gën fee yàgg. waaw kay yàgg nañoo jaay mburaake donc voilà temps booy la woon. macha allah temps booy la woon di saluer sama famille yëpp nag. bàyyi ma kenn di nuyu sama bàjjen mu nga xam ne daf ñuy suivre tout le temps. du côté de la cité de Comico depuis Bambilor. nuyu bàjjen Fama et toute sa famille. voilà di nuyu sama cousine yëpp di nuyu aussi sama grand frère bi nga xam ne mu ngi depuis Rissatal aussi di ñu bàyyi xel. muy l'aîné de la famille voilà taw bi nga xam ne mooy njëkk a judd njëkk a baax donc on est obligé tamit ñu topp si gannaaw donc di leen jox rendez-vous à très bientôt voilà di leen jox rendez-vous le mercredi incha allah sur la Zone 7 TV incha allah aca Abou Nekk waaw Aliou ñu ngi nuyu ñëpp ñu doon seetaan rek di nuyu suñu caméraman yi baax yi nee naa la macha allah xam nga di leen nuyu bu baax bokk yéen plateau bi di joyeux anniversaire suñu maman boobu noonu xam naa ne ni ngeen di waxee rek xam naa ne ku baax la ku baax moom lu baax rek lañ koy waxal wallaahi mère joyeux anniversaire happy birthday to you Abou Nekk moo lay souhaité longu at yu bëri ba pare rek wax ma ko man dinaa woo sa waay moom mu woo la xam nga préparé quoi waaw di nuyu sama waa famille nag waa Kër Sutura Tukulóor bu baax a baax di leen masaw tey li xewoon Kaolack démb xam nga di nuyu ñi nga xamante ne ñoo may seetaan mooy YouTube bi nee naa leen am na ñu may woo dem naa ma sa page YouTube sax xamuñu ko ñun te yaa dégg naa yaa ngi tudd Sénégal te ñu ma Sénégal de mais ku bëgg a xoolal Abou Nekk da ngay dugg YouTube tapé Abou Nekk bu dee Facebook Abou Nekk officiel bu dee TikTok Abou Nekk la waaw di nuyu nag waa Dia Family maa ngi leen di nuyu bu baax a baax sama famille boo xam ne dañu créé benn groupe pour social nee naa adduna bi léegi ñëpp ay créé ay social ñu créé benn groupe boo xam pour wàllu social jàppale suñu biir di nuyu ñëpp ñi ne si groupe bi képp ku sant Dia ak ku sant Dieng koo xamante ne yaa ngi si groupe bi rek maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu ndeysaan Ablaye nee naa la suñu góor la suñu xarit la mu ngi foofu nga xamante ne mu ngi France ma koy nuyu bu baax su ma koy tudd sama xol day sedd parce que Ablaye dafa nekk koo xamante ne nee naa la macha allah Ablaye maa ngi lay bégge bu baax a baax foofu France suñu artiste bi nga xamante ne nee naa la dafa mën a wëy bu wëyee ñëpp ay noppi waaw nekk wëykat bu am talent nag mais dañ naan Sénégal moom boo fi nekkul rek nit ñi du la gaa xam mais li ngay def bu baax na neex na te bëgg nañ ko waaw kon jaajëf acca mu ngi noonu c'était Café Matinal laata boobu damay jaar ci ki nga xam ne moo jaar suñu ñun ñaar man ak Mambay ñoo bokk ñu solo muy Mohamed Fashion donc numéro bi di 77 425 56 36 nekk fi nga xam ne mooy marché bu Bambilor voilà donc si di ko saluer de passage mais balaa boobu damay nuyu ki nga xam ne mooy Aminata Ndour dafa seetaan émission bi barki démb ne ma lu tax nuyu ma mere naa la sama yaay rek nga nuyu donc di nuyu toute la famille Ndour depuis Gorom 3 di nuyu aussi la famille de Gorom 3 di nuyu ñëpp l'ASC ànd jëf de Gorom 3 aussi di sant gërëm ndokkale ki nga xam ne mooy sama papa sama lépp sama xarit sama lépp vraiment di Mbagnick Diop depuis Ngathie na mais aussi de passage de Maman Tening Baaxu moom mi nga xam ne tey jii moom may fit mais aussi di nuyu tout le personnel de la Zone 7 TV à travers ki nga xam ne mooy le PDG Matar Dame Kagna aussi di nuyu ci ki nga xam ne mooy sama caméraman yi voilà. Dame aussi voilà di nuyu sama caméraman sama monteur yi sama maquilleuse aussi ak ñi ma bokkaloon plateau bi donc c'était Café Matinal. On vous donne rendez-vous à très bientôt mercredi d'ici là restez connectés ici sur la Zone 7 TV la télévision des 4C jaa ngeen jëf bye bye.